jaa ngeen jëf mbokk ñuy seetaan nuyu nañ leen seen télévision à Bargny tey fii ñu ngi ci centre socioculturel El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny tey ñu andi leen benn programme spécial jëmale ko ci xam ne mooy programme de développement de l'artisanat bargnois tey jii ñu am ay coiffeuses yoo xam ne mairie bi da leen a war a jox ay subvention toll ci 2 millions waaye tamit jox leen matériel toll ci 4 millions 200 loolu yëpp bu ñu ko boolee rek mu doon 6 millions mu doon ci programme ba nga xam ne politique bu mairie bi indi pour jàppale artisan yu Bargny parce que déjà loolu mooy andi li nga xam ne mooy développement local tey jii nag dañ kaa doore ci li nga xam ne ñooy coiffeuses yi dinañ ko wëyal jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy tailleurs yi mu doon un long programme ba nga xam ne dañuy financer jëm ci wàllu matériel li nga xam ne ñooy artisan Bargny comme niñ ko waxee léegi nii di ngeen gis cérémonie bi li nga xam ni mooy matériel bi ñu jagleel ñii di waa ay coiffeuses fii ci Bargny muy 45 salons yoo xam ni Bargny dina leen maire yi dina leen andil jox leen boobule matériel léegi nii gis ngeen ne maire def na li nga xam ne mooy cérémonie remise symbolique bi matériel bi toll ci 6 millions waxoon naa leen ko léegi du ñooñ rek lañ koy jox ci kanam wala weer yi di ñëw dinañu gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy tailleurs yi dinañu jaar ñoom it ñu subventionné leen lebal leen ñu jëm ci wàllu matériel maire bi ànd ceeg waa MECAP ak yeneen i partenaire loolu rek jëm ci li nga xam ni mooy développement local bu Bargny loolu moo tax a jóg li nga xam ne mooy mairie bu Bargny léegi nii ñu gisaat benn ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñi ñu jaglal boobu programme ni ñu jaar fi ak man ñu waxtaan ñu xool rek ñoom nan la ñu gisee loolu wax leen ne programme bi kañ lañ ko commencé woon mooy 3 mois de cela wala 4 mois li ko indi mooy nañuy dem si ñooñu coiffeuse yi xool lan mooy seen problème lan mooy doon li seen bëgg-bëgg ngir seen liggéey dem kanam loolee nag andi ci waxtaan ak benn atelier de formation boo xam ne defal nañ leen ko jëm ci wàllu gestion loolu yëpp muy programme boo xam ne mairie bi da ko teg tey jii nag moo doon li nga xam ni mooy cérémonie bi nga xam ni dañuy jox ñoom les coiffeuses jox leen lépp la nga xam ne rek matériel la doom la da nga leen di bàyyi ngeen xool cérémonie bi ak li ciy xew lépp léegi nii dina am ñoo xam ne ni ma ko waxoon accueillir leen fii sama plateau ñu waxtaan rek nan la ñu gisee li nga xam ne mairie bi defal na leen ko jëmle rek ci programme bi mooy PRODAP mooy programme de développement de l'artisanat bargnois ñëpp si la ñu bokk menuisier ak yooyu xam naa weer yi di ñëw ñoom ñooy ay waaye tey jii nag coiffeuse yu Bargny ñoo ay ma fàttali leen ne 45 salons de coiffure ñoom la ñu financé tey jii fii si centre socioculturel El Hadji Ndiouga Dieng. Samedi soir may seeti sama xale bu bees bi bés boobu la ma ci dal man faaw ma nettali leen ko ba ma yeggee ci kër ga ñu teeru ma ni ñuy teeroo buur dalal ma cuuraay tegal ma leer bu neex daan may ngoona ba mu desee ñu dul ñibbi ma ànd ak xale bi mu me gunge ba ma demee ci mbedd Nah
voilà su suñu biir programme muy li nga xam ne mooy coiffeuse yi ak coiffeurs yi ñu war a jox tey matériel mu toll si 6 millions lii di waa mairie bi jagleel ko ñu nekk ak Maguette Ngom muy Baye Maguette ñu ngi lay nuyu tey noo gisee li nga xam ne mairie bi andil na leen ko muy sa mbokku coiffeuse yi ak coiffeurs yi ñu ñëw ñu jox leen li ci matériel noo ko gisee yow mi nga xam ne liggéeykat nga nekk coiffeur. waaw lii ba may yàgg ba ma dalee liggéey ba léegi maa ngi door a gis lii quoi billaahi maanaam Abou Seck mu ñuy jàppale te bëgg na suñu dëkk dem kanam maanaam lii ak sant la sant yàlla bu wér la ndax di liggéey amoo ñu la jàppale Abou ñëw di la jàppale kon ak sant la loolu. waaw mu mel ni yoon jox nañ leen matériel mun nga ma wax rek nan ngeen def ba yegg si fii ñoom nan la ñu liggéeyee ak yéen ba xam matériel yi ngeen soxla processus bi nan la demee. waaw ñoom danoo xool xam ne maanaam li ñuy liggéey tegu na si yoon te ay jeunes talent ñoo fi nekk amuñu matériel yenn yi ñoom ñu jéem a andil ñu matériel yooyu pour ñu liggéey pour waa Bargny bu mañ a génnati dëkk bi dem feneen di liggéey ji ñu ñëw toog fii liggéey ko xam ni maanaam Bargny am na ay jeunes talent ñu fi nekk mën nañ seen métier sant yàlla daal affaire yi. mais Baye Fall kon su ma la déggee yéen matériel bi mu leen jox dafa doon matériel bu moderne boo xam ni lépp luy coiffeur di liggéey rek war ngeen ko mën a liggéey fii ci Bargny. war nañ ko mën a am fii si Bargny liggéey ko ndax maanaam matériel mooy liggéey matériel boo ko amul rek mënoo ko liggéey yu bëri yoo bëgg a def doo ko mën a def quoi xam nga maanaam comme tey moom dem na ba gis loolu kon dañ koy ñaanal yàlla tawfeex yàlla def ko magum lislaam wéral cër yi xam nga maanaam duñ ko ñaanal man du ma ko ñaanal alal du ma ko ñaanal oto du ma ko ñaanal président dama koy ñaanal aajo ju faju lépp xaj na si maanaam alaxira dunya lépp xaj na si maanaam àjjana sax xaj na si waaw loolu lañ koy. voilà kooku mooy Maguette Ngom gis ngeen ko moom it mu bokk ci ñi nga xam ne rek jagleel nañ leen lii di matériel bi moom tamit muy coiffeur mu mel ni tey ji coiffeuse yi ak coiffeur yëpp ñoom ñoo ci daje kontaante rek lañ ci gis donc programme bi mooy programme pour le kii la de développement de l'artisanat bargnois ma bamtuwaat ko waxal leen rek ni. bi di ñëw tailleur yi la bi di ñëw menuisier yi la donc mu doon tout un programme donc Baye Fall ñu ngi lay gërëm di ñaan rek liggéey bi ñoom ñeen ngeen gis seen bopp kookoy Maguette Ngom donc on est toujours dans le programme mu doon programme boo xam ne bokk ci politique de développement bu mairie bi artisanat local la ñu wax maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey fii ci dëkk bi nekk ci secteur informel mu doon secteur formel ndaxte ma fàttali leen nan la demee tout au début dañoo dem xool ñan ñoo fi nekk ay coiffeurs ñan ñoo fi nekk ay coiffeuses ñu jël leen rek répertorier leen ba andi leen ñoom ñoo waxtaan ak ñoom xool lan la ñu bëgg ci matériel defal leen tamit benn formation boo xam ne de gestion des entreprises am na fi donc tey jii moo doon cérémonie bi de remise li nga xam ne mooy matériel bi ma fàttali ne lu bat 6 millions la 4 millions yi moom la prêt lay doon 2 millions yi doon loo xam ne subvention boo xam ne mairie moo leen ko jaglal ñu bàyyi leen rek ci seen biir programme xam naa keneen dina ñëwaat fii si suñu plateau ñu waxtaan ak moom ci programme yi nga xam ne rek mairie bi indi na ko. gannaaw ba ñu remercier population Bargny yi nga xam ne dañu sol suñu dàll ci ndigal autorité bi nga xam ne moo ñu sas liggéey muy le maire Gaye Abou Ahmed Seck ñu fekk kenn ku ne ci suñu kantan sa kër ga nga nekk muy sa barabu liggéeyukaay waxtaan ak yow ci ñett yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mooy xam fi nga nekk xam li nga nekkee gunge la ci ànd ci ak yow ci diiru ñaari at incha allah bu jeexee ñu dolli pour accompagnement bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci secteur de l'artisanat waaye li ñuy seedee ci le maire de la commune de Bargny mu jóge ci man personnellement jëm ci moom personnellement su ma koy misaal damay wax ne ñetti intelligence moom le maire dajale moom en tant que intelligence intellectuelle ñun en tant que intelligence émotionnelle parce que dëkk bi lu wàllu artisanat wala développement local man liggéeyewu ma fii ci cadre intellectuel dama fiy liggéey ci cadre émotionnel damay yëg benn mbir song ko def ko ma fekk ay jigéen ñuy liggéey ak man ci troisième intelligence bi muy intelligence énergétique ñetti intelligence yooyu ñoo nekk ci kaw suuf ku ko jaawalee xamuloo fi nga jëm yàlla dimbali ñu ma fekk Dior madame Ndoye madame Makati fekk fa Sali ñu taftal ci ñoom maam yaxaru ñu ñëw ànd ak man ci liggéey bi
ñu am ñaari intelligence muy énergétique bi jigéen ñi yor muy émotionnel bi ma yor ñetteel bi ko fekki ñun ñu waaxu fekki ci Abou muy intelligence intellectuelle te nag ku ko déglu nga xam ne intelligence intellectuelle yor na ko bu koy waxtaane wala muy wax li muy def wala mu tracé ko amaana ñii dinañ ko mën a comprendre feeñal ko comme ñun may gi ñu yàlla may le maire wax nu ne damaa am programme artisanat ñu ne ko yemal foofu dañ lay jox dig daje ne la monsieur le maire yow toogal ba programme bi yegg soit nga takkal ñu ay garaat wala nga génne garaat yi nga ñu joxoon je pense bien que monsieur le maire biñ ci waxee baat yooyu laa la wax te lii dafay commencer ñu ngi jëm ci ñetti secteurs yoo xam ne daanaka pare nañu dañ dem ci tailleur yi muy entreprise de couture et de confection buñ ci jógee ñu dem ci ñi nga xam ne mooy les ébénistes entreprise ébénisterie mébét yi ñu ci am yépp duñu ko feeñal dañuy xaar ba bés bu mel nii tailleur yi am ko xaar ba bés bu mel nii menuisier yi am ko xaar ba bés bu mel nii entreprise yi nga xam ne néew nañu sax ci Bargny muy jëm ci wàllu cuir ak confection de chaussure ak ñi nga xam ne ñooy entreprise yi nga xam ne métallurgie la ak aluminium kon yooyu yëpp ci secteur bi la intelligence intellectuelle bii le maire am muy lan xam na ne changement ak bouleversement day am te mu wóor na ko ne nekkoon na ci ay dëkk yoo xam ne le premier entrepreneur c'est la première entreprise c'est l'artisanat donc cette compréhension maire am ko mu seet si ñaari intelligence boole leen ak bosa muy ñett maire ñu ngi lay gërëm di la wax ne dañoo tàmbali rek mais nous allons vous prouver que ne li ñu sas am nañu xam-xam bi am nañ man-man bi am nañ kantan bi heure bu ñu ko bëggee réaliser dañ koy def lépp dañ koy réaliser bu soobee yàlla ñun mën nañu ko à la MIE te dinañ ko réaliser kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen dig daje du yàgg lool ñu daje ak yeneen groupe artisan pour mën a réaliser mébét yi intellectuels yi nekk ci bopp le maire ñu mën ko réaliser asa di leen gërëm bu baax parce que biñ may def président fekkuma fi te fekk maa ngi bougé na te terewul ñoom ñu jël seen décision boo xamante ni décision bu ferme la kon loolu yëg-yëg la cër la buñ ma jox boo xamante ni sas nañ ma te incha allah dinaa ci def lu ma mën ak lu ma mënul ba fu mu mën a yegg dinaa ko fa yeggal incha allah bu ma jugee foofu maa ngi dal ci monsieur le maire di yeesal ngërëm di ko encourager ci li muy def di bëgg mu gën ko yokk aussi pour les entreprises moyennes pour ñu jëm ci kanam ëllëg incha allah parce que fekk nañu ñuy dem de ñu ngi jéem franchement mu ne non daf ñuy accompagner pour yéegal ñu ci kaw muy affaire bu am solo franchement def ci lu mu mën ak lu mu mënul boole ñu ak ñoo xamante ni ñu ngi yokk suñu xam-xam ci biir di koy yokk ci biti kon kii ku joor a jax cër la ku jox a jara jaajëfal la aussi ma koy ciy gërëm bu baax di gërëm aussi grand Youssou ak ñi mu àndal jàpp nañ ci aussi xelal nañ ñu wan nañ ñu fi ñu war a jaar wan nañu lu bëree bëri may jégalu wax bi jafe na trop mais nag ku ne doo watat mbaam boobu daa deewul sa buntu kër bu wax jotee il faut ñu wax franchement maa ngi leen di gërëm nag ngeen di sama ay jigéen yoo xamante ni man maa leen bëggal seen bopp sama bopp ngeen bëggal ma seen bopp yal na yàlla jubale ñu yal na yàlla yeggali mbëbët yi yal na yàlla dàq saytaane ci suñu diggante yal na yàlla def li nga xamante ni mooy suñuy mbébét yàlla mën na ko yàlla na ko def kontaan naa trop franchement. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi le maire Moustapha Diouf ak suñu mag sama mag le secrétaire municipal Moussa Sène di nuyu mboolem conseil bu fi toog tey président de conseil de quartier délégué ak imam di leen gërëm ci seen taxawaay di leen masawu coono parce que être au service de Bargny yombul mais ñoom seen taxawaay mat na muy conseil yi muy délégué yi muy président des conseils de quartier maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale seen ay jaboot di am mbégte lool bokk ak yéen jotaay bu mel nii
yàlla dafa def Bargny am loo xame ni mën day dox naa tuuti mais li ma gis ci dëkk bi gisuma ko feneen li ma fi gis mooy lan jom jub am fulla am fayda taxaw takku taxaw seen ay jaboot ba noppi ñu gis ne suñu mag ñi nga xam ni ñoo fi jaar xeex pour Bargny yegg si fii tey péripéties yi mën nañ ci wax lu bëree bëri ñëw ba ci yegg si ci ñun teg flambeau bi suñu loxo fi ñu jaar yëpp dañuy jéem rek mais ma bëggoon parce que ñi fi nekk nii tey 99% ay jeunes ñoo fi nekk ñuy fàttaliku li nga xam ni suñu ay papa suñu ay maam taxaw nañ ko pour Bargny jëm kanam tey yàlla def mu tegu suñu ay loxo ñun ñëpp ñu jéem a góorgóorlu ba tegu ci yoon yooyu nga xam ne foofu lañ ñu teg di wax ne bi ñu yëgsee ci boppu Bargny li nga xam ne ni mooy suñu yittee ñett la woon éducation santé ak développement économique santé et développement économique mooy naka la ñuy def ba dëkk bi koom-koom bi dox naka la ñuy def ba taxawu ñi nga xam ne ñooy liggéey ñi amul liggéey ñu am nu ñu leen taxawoo pour que tout simplement Bargny jëm kanam ñu tabb ñaari kuréel benn kuréel bi ñu tudde ko MIE mooy maison de l'innovation et de l'entreprise maanaam kuréel gi nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci koom-koom loolu sa kuréel la ñetti fonction la kuréel boobu am bi ci njëkk mooy nan la ñuy fexe ba génne nit ñi ci informel ñàkk kayit gi ñu nekkee parce que àdduna mën nga am xam-xam mën ngaa mën li ngay def mais am na anam yoo xam ne boo ko ci tegul rek boo motuwul la ngay def du law moo tax ñu ni première mission bi day doon accompagner ñi nga xam ne dañuy yëngatu wutal leen ay kayit teg leen ci yoon boobu beneen mission bi mooy gannaaw ba ñu amee ay kayit ba noppi xam nañu ne problème mu financement am na fi ñu dem woo waa MECAP crédit mutuel de la poste ñun ñoo ko moom ne leen dañoo bëgg waxtaan Bargny ñu am xaalis bu ñu yëkkati dugal ko ci yéen fi ñuy lebalee 10% 15% yéen ngeen di lebalee 5% 6% ñu nangu ko ñu dugal fa xaalisu Bargny pour mën a financer li nga xam ne mooy activité économique bu Bargny ñetteelu mission bi mooy suivi topp du ñu la wutal kayit financer la bàyyi la dañ lay wutal kayit financer la ànd ak yow accompagner la accompagnement bi mën na doon nga am ay marché accompagnement bi mën na doon ay formation nga am jumtukaayu tey accompagnement bi mën na doon nga xam nan la ñuy yore entreprise ñett yooyu mooy mission wu MIE maison de l'innovation et de l'entreprise ma am mbégte lool tey Youssou Ndione yor kër googu ànd ci ak Dior ànd ci ak Sali ànd ci ak Maam Yaxara sama jarbaat ànd ci ak Awa ak ñu bëree bëri ñoo xam ne ni dinañ leen jàppale ci liggéey boobu ma bëggoon na tàmbali ñoom ñett gërëm leen ci kanamu Bargny gépp Youssou taxawaay bi rafet na maa ngi lay gërëm ak sa équipe bi nga xam ne yéen a ànd parce que mission bi ñu leen jox dox nañu ko ci ni mu gën a rafetee loolu moo waral bés bii tey di wax ne maison boobu ngeen di gis muy MIE lu tolloog 100 entreprises nas nañ ko fii ci Bargny muy entreprise individuelle maanaam nit ki ak entreprise am muy GIE muy beneen xeetu entreprise ba noppi tey jii li nga xam ne nii
jaar na ci mairie Bargny dem ci make-up ñu dugal ci loxo waa Bargny di leen ko lebal toll na suma juumul géey ci 70 millions wala 80 millions xam ni mi ngi ci seen ay loxo mi ngi ci suñu ay loxo nit ñi di ci liggéey di fay ñu koy jox ñeneen ñuy liggéey di fay loolu suñu fierté la te ni mu ko waxee sànq gis nañ ci ñoo xame ni jaar nañu foofu di ci génne amal solo lool seen bopp amal solo lool seen jaboot amal solo lool Bargny ma gëm ni mission boobu dañ koy continuer moo tax ñu toog conseil municipal ma ne leen dama bëggoon ñu nas projet boo xam ne ñu ngi ko projet d'appui à l'artisanat de Bargny maanaam képp ku yëngatu ci mbirum artisanat ñu jàppale la pour sa liggéey jëm kanam moo tax ma bëggoon a wax ni yéen coiffeurs yi coiffeuses yi yéen entreprise laa leen di woowee à partir d'aujourd'hui entreprise ngeen yor te gëm naa ne waxoon naa leen ko fii bi ñuy def formation bi ñaar moo am ngeen xam-xam am ngeen pas-pas ñaar moo des ñu jàppale leen gunge leen waa Bargny ñii jàpp ci aussi ngeen jëm kanam man de gëm naa ne da ngeen di jëm kanam inchallah programme bi ñu nas ko ci ñaari at bëgg chaque weer parce que il faut ñu xam ko financement bi mooy pour man li gën a tuuti ci programme bi formalisation mooy kayit dafa amoon formation dafa amoon financement dafa am mais li gën a jafe ci programme bi ak li ci ëpp solo après lay ñëw chaque weer pendant 2 ans dinañu gisee ak yéen fii ci complexe bi di leen accompagner naka la ñuy yore kayit naka la ñuy yore financièrement entreprise naka la ñuy wute ay marché naka la ñuy defee promotion communication bi ñu am ci mairie bi Lamine York ànd ak yéen ci loolu naka la ñuy ànd ci yeneen programme yi nga xam ne tailleur yi ñoom ci seen bopp ñoo ñëwoon évoquer ma ko muy def benn gala benn xaw ma peñ d'or xaw ma nu ngeen koy tuddee dañu leen bëgg a jàppale ba ci promotion bi jàppale leen ci lépp la nga xam ne yéen a koy def lenn laa leen di ñaan ñu gëm ni suivi formation dafa am solo léeg-léeg nit dina jàpp ne rek bon loolu day bon garaawul parce que dafa am solo nit ñi fi ñu rawante mooy organiser wu structuré li ñuy def di wut ay formation jamono ju bees ak la mu àndal foofu la nit ñi rawante bu leen ko xeeb lu am solo la mën ngeen jàpp ne nag bon loolu de dafa am solo beneen bi mooy ni ngeen toogee nii doon benn parce que jamono tey lépp loo gis réseau mooy li tubaab naan réseau ñu bokk lu ñuy def ñu bokki goj ni ñu koy waxatee ñu bokk lu ñuy def dañuy ànd di waxtaan ak solidarité di xelalante doon benn bloc seytaane du ci xej dara du ci xej ñun loolu la ñu bëgg a ànd ak yéen te incha allah di ngeen ko gis may wax ne programme bi artisanat la ñu wax ñu tàmbalee ci ñoom ma waxoon Youssou waxuma ñoom ñu ñëw bindu de nañ fa dem ku ne ñu xool naka ngay liggéey ca fa nga nekk ñu wàcc ci terrain bi nemmeeku leen te loolu dañ koy continuer parce que chaque weer bu ngeen ñëwee ñoom am nañu mission chaque 2 weer ñu ñëw xool naka ngeen toogee ak naka ngeen di évoluer bu ñu noppee ci yéen def nañu recensement yi ci tailleurs yi 121 ou 131 tailleurs entreprise de tailleur laay wax moom moo am Bargny bu ñu noppee ci ñoom lañu 216 précisément eh bien bu ñu paree ci yéen ci ñoom la ñu jëm incha allah te journée bu mel ni nañ ko amaat ak ñoom muy même programme bu ñu paree ci ñoom it daañu continuer ci ñi nga xam ne mooy menuisier yu Bargny yépp wutal leen benn maison ba nga xam ne ni dañ fay def ay jumtukaay matériel yi ñuy daggee boo ak yépp créé ko foofu continuer ci maçon yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen àdduna xëyul sotti loolu moo tax ñu ni première phase bi nañ ci def discrimination ànd ci ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy les salons et c'est vrai en majorité ay femmes ñoo ko yor ñu am fierté lool di leen accompagner di leen gërëm di leen remercier Fat Sène ñu koy remercier moom mi ngeen def président d'honneur kontaan nañ ci taxawaayam xam nañ ko Mansour mi nga xam ne ni it moom ngeen jël teg ko président ñu koy gërëm kontaanam taxawaayam kontaan nañ ci di bëggoon a jeexale discours bi rek ci wax ni
damay faral wax ni bu amee dëkk ba nga xam ne nii te loolu chaque fois dama koy répété di ko wax délégué yi ñu koy bamtu bu amee dëkk ba nga xam ne nii dañoo war a sant yàlla xool ëllëg moom mooy Bargny. Bargny dama doon faral wax ni benn tànk la doon doxe muy géej yàlla def na tey yéen salon yi suba ñiy ñëw ci yéen day doon ñi dëkk Bargny day doon ñi dëkk Diamniadio day doon ñiy dëkk ci pôle urbain bi parce que fii nii yëpp benn gox la nar a doon te 500 000 personnes dinañ ci am donc di ngeen am ay marché ba mu doy doy ñi nga xam ne ni ñoom ñooy maçon yi pareil maçon yi Bargny yiy liggéey fële ci pôle urbain bi bari na parce que maçon yi mooy lan ak menuisier mooy lan fépp fu am construction bâtiment forcément day am maçon forcément day am menuisier di wax ni tey da ngay doxantu ci pôle urbain bi am fierté di fa gis ay doomu Bargny yu bëri yu fay liggéey ña nekkoon EMP xale yu bëri ñu ngi foofu di ñëw barki dem boo njaay laa fa mujj daje naa fa ak ay doomu Bargny lenn moo des ñu gëm suñu bopp lenn moo des ñu wut ay formation yu wér jàkkaarloog avenir parce que avenir du Sénégal fii lañ ko indi muy pôle urbain bi te loolu mag ñi toog fii xam nañu ne Bargny la nekk donte Diamniadio la tudd mais ñi nekk fii ñëpp xam nañ ne Bargny la nekk jamono yi ñu toll nii ñu ngi ak préfet pour xool fan la Bargny yem ak fan la Diamniadio yem mais dama leen ko bëggoon a wax ngeen xam ko officiellement di ko dunde noonu di ko waxe noonu lépp li nekk ci pôle urbain bi nekk fii Bargny la nekk il faut ñuy répéter discours boobu di ci yar xale yi di leen ci tàggat loolu laa leen bëggoon a wax di am mbégte lool di kontaan lool di wane sama fierté ci ni ngeen taxawee di wane sama fierté ci gis naa bopp yi nga xam ne nag yéen fi jaar mooy suñu waa émier yi xam nga ku man lii dëgg ku man lii amoo looy tiit àdduna ubbeeku na dëkk bi département bi ràññee nañ leen ci lenn moo des te man loolu laa leen di ñaan te ci loolu laay jeexalee bu leen ko xeeb bàyyi leen tuuti seen yitte weer bu jot ngeen ñëw ñu waxtaan li ma bëggoon wax mooy financement bi tey wax nañu ko sànq 35% yi mairie bi moo leen ko subventionné mairie bi moo leen ko may leneen li ci des crédit bi nga xam ne ni ñoo fa def xaalisu Bargny moo leen ko lebale à 6% te noonu lañ koy continuer ak profession yépp lii mairie bi moo koy subventionné lii crédit bi muy seen xaalis aussi bi ñu def make-up moo leen di subventionné incha allah yal nañu yàlla jàppale. ma delloo vraiment gërëm les délégués de quartier dama koy wax fu ma toll xam naa mission yi ñu nekk ci quartier yi ay coono ñu ngi police ñu ngi ci jaboot yi yal na yàlla fay taxawaay boobu Bargny loolu mooy tax mu jëm kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous incha allah ci séance de formation yooyu ñi ci des it ñu leen jox rendez-vous bu soobee yàlla pour la poursuite du programme jërë ngeen jëf Youssou merci bravo champion merci. Jangan
àdduna ko mën a jooy luy wéy la dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxira dee moo